lii yëglekaay yi xëyee tey jilee dañ ci ànd ak Chérif Dia. Chérif maa ngi lay nuyu. waat koddaay laa wax dama ne ku la sarax koddaay lii nga sol. man àbb ma yére. nunu maa ngi yow ku la xool ak séeréer yu buubu xam ne danga koo àbb. li nga sol moo la mag. waaw ñu dem ci l'observateur. l'observateur mbiram soxna Astu Soxna confidence nag dafa mel ni kon sage-femme yi tëj kaso wax nan bu sukkandikoo ci yéenekaay bi ginnaaw bi neen yóbboo ca prison kii ci sant seen moom nee na la ko waroon def na ko maanaam mi ngi ko doon suivre malheureusement dafa fàtte rek mentionné kon li nga xamante ni mooy dossier bi ci yeneen données yenn ci biir dossier bi et puis ki sant loo tamit moom nee na seringue beeg tuyau bi li tax kon ñu détaché mooy changement position yi nga xamante ni kon Astu Soxna mi ngi ko doon def kii ci sant Diak moom nee na rek kon rédigé na certificat de décès bi wante borom këru Astu Soxna dafa yàkkamti woon kon jot ci néew bi moo tax la ca desoon mënuñ ko def ngir rek daal di koy signé am na ci koo xam tam gis nga ko rek mu nee na journal ba léegi rek Astu Soxna li mu doon wax yaayam naan yaay ëpp ma dama tàng est-ce que sax suba dina ma fi fekk muy témoignage yoo xamante ne daanaka mooy kàddu yu soxna yi si mujj a génne ci gémmiñam laata muy dëdd moom soxna soosu ñëwaat ci wàllu politique ak élection législative yi Macky Sall kon ak tamit gis nga ko opération bi mu nekkee révélation tamit ci transhumants yi maanaam ay maire yoo xamante ni daal daanaka ñu ngay défilé ca palais de la république moom Macky Sall mi di leen dalal am na ci ñoo xamante sax yëkkati nañu kàddu muy maire bu Diourbel maire bu Kotiari yi ak tamit bu Ouakam daal confié wu nañ ci biir journal bi Mansour Faye joxe na chiffre train express régional téeméeri fan ginnaaw kon ban ko mettre rek en circulation ñetti milliards daal lan ci jot a amagum ci téeméeri fan yi nga xamante ni kon train bi daw na ko et puis tamit trafic de migrants kon am na ci juróom-benn faussaires yoo xamante ni rek ak i plainte jëm kon ci ambassade bu France mel ni kon rek am na ci koo xamante tam ñi ngi koy traqué booba ak léegi mat na at buñ sukkandikoo journal bi leen ñëwaat également ci Kaye Ramadan ak tamit retraite ki nga xamante ni mooy roi des arènes B52 à 45 ans le pari fou du B52 di Bombardier. ñu jàll ci Libération Chérif. muy xale bi nga xamante ni kon faat nañ ko barki démb ca Bargny am na lu gën a lu ci doy waar lu beesaat encore buñ sukkandikoo sunu naataango yooyu moom Anta Ndiaye mii gis nga ko ki nga xamante rek mooy cousine am moom it dafa impliqué ci faat gi muy soxna si sant Cubbu moom mi nga xamante ni moo doon jàppale mëmma bi mëmma di xooj xale bu jigéen bi li tax nag mu def lu ni mel mooy ñoom ñaar maanaam mëmma ak ki sant Cubbu dañ doon def yëfi saay-saay waaw ki sant Mbuub waaw dañ doon def yëfi saay-saay xale bi yam ci ñu bañ boole leen moo tax xam naa ñu daal di koy faat buñ sukkandikoo kon ci journal muy lu yéeme et puis tamit affaire suite boote journal bi nee na dina am ay audition yoo xamante ni ñaar la doyen des juges nar ko cee def. tribune moom xëyee tey ci. ñëw rek ci li nga xamante ni mooy train express régional mel ni rek état bi kon war naa fay lu toll kon ci 40 milliards par année ngir éponger dettu 25 ans moo tax na kon mu jàpp ni Mansour Faye confirmé na daal yàq di nga xamante ni train bi yàq na ko ndax ci ñetti weer yi daanaka 3 milliards rek lañ ci gañagum kon at mu jot daanaka fukki milliards lañ ci mën a am mu mel ni kon li tax ñuy doo dàq daal ak bor boobu dina yàgg kon et puis tamit feetu korite gi gis nga ko li ko yàq nag bari na trop bokk na ci kon gis nga crise bi buñ sukkandikoo ci journal bi lii ñu ngi leen ko dox Macky Sall mi nga xamante ni recruté na maire Guédel ak maire Sagata Assane Dia tamit bu Bambey démb kon moom président de la République daal dina koy dalal buñ sukkandikoo ci journal bi et puis tamit gis nga ko la xew fa li nga xamante ni kon moom mooy ca Passy benn opérateur économique kon muy Moustapha Cissé moo fa ñàkk bakkanam ba démb population yi fa ñu ngi doon ñaxtu di métti lu ni mel. ci élection yi ba tey Walf Quotidien. Walf daal di ñëwaat rek ci li nga xamante mooy crise sociale contre kon inflation bi prix des suffrages la ko daal di tuddee ak tam Macky Sall mi nga xamante ni boo saaganul jamono daal ni mu tërëdee ak wàllu cours mondiaux yi. boo saaganul mën na yàq plan moom mi nga xamante ni kon bëgg naa am majorité. ci élection présidentielle et puis tamit gis nga ko lii tamit lu jar a taxaw muy floraison des listes dans l'opposition Benno dafa mel ni kon tire la carte la bonne carte. lii nag ça fait l'affaire de Macky Sall bu fekkente ni kon ñoom ku jégi dañoo tasaaroo rek ci élection yi nga xamante ni moom lañ dëgmal di élection yooyu et puis Diouf Sarr tamit gis nga ko ordonnance bi nga xam ne jox na ko jëm kon ci crise bi ñu nemee ko ci système de santé bi den ci ñëwaat démb bi ni jàkkaarloo gouvernement bi ñoom ministres yi ak presse bi beneen yëglekaay bés bi le jour élection législative yi ak jeu de ruse la ko daal di tuddee gis nga daal naxante bi daal ci diggante acteurs politiques yi waa coalition bi nga xamante ni Thierno Alassane Sall ak ñooñom ñoo ko jëte kon ñoom ñi ngi gën a sori rek
ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi wàllu Parti démocratique sénégalais ñoom it ñi ngi bëgg rek gis nga ko jege ki nga xamante ni mooy sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké mi nga xamante ni waa Yewwi Askan Wi neen bëgg ñoo jëflanteeg moom ndax réeroo bi dox digganteem ak waa PUR Barthélémy Dias moom mi ngi daw ci ginnaaw audience ak Macky Sall ba léegi ci jamono ji moom Macky Sall tamit mi ngi peaufiner stratégie ngir rek ko ca palais de la République xool naka lay amee majorité ak ñi mi dalal ci wàllu maire yi et puis gouvernement face à la presse bi mi ngi ci wala xew ca passé manifestation yi journal bi daal dina ci ñëwaat. beneen journal muy Les Échos. Antonio Guterres mi moo nga xamante ni moom moo jiite Nations Unies ñi ngi koy xaar Ndakaaru ëllëg moom démb sax ma nga woon fële nga xamante ni mooy ca Kiev fa bombe yaa guerre ba tax na kon gis nga ko rek neutralité Dakar daal dafay jàpp ni ko neutralité bu payante la et puis tamit ci conflit russo-israélien bi et puis tamit médiation bi nga xamante ni kon ñi ngi koy xaar ci Macky Sall buñ sukkandiku journal Macky kii tamit di Barthélémy Dias bëgg na Macky Sall daal dina koy dalal laataa kon muy taakale rek ñi nga xamante ni kon ñi ngi koy critiquer ci recrutement Guy Marius Sagna capitaine Touré ak ñu ni mel buñ sukkandiku ci journal bi wàllu terre bi ak tamit wàllu réhabilitation li nga xamante ni kon mooy Macky Sall tey jii muy rek mosquée Blanchot journal bi daan na ci ñëwaat. Source A Chérif. Source A daal di ñëwaat rek ci nga xamante ni kon moo la xew ca Passy ak Moustapha Cissé mi ñàkk bakkanam version contradictoire la ko daal di tuddee dafa jàpp ni daal gis nga ko avant muy ñëw ci hôpital bi kon moom amoon na ay jafe-jafe buñ sukkandikoo ci personnel médical bi journal bee gisee lu nu mel et puis tamit investiture yi yow ñi ngi accélérer la cadence Khalifa Sall ak Ousmane Sonko mi nga xamante ni kon ñooy tête d'affiche yi dafa mel ni daal ñoom ñi ngi gaawtu ci jamono jooju Pape Diop ak waa bunt bi daal boo sàgganul ñoom it ñu daal di jëflante ci wàllu coalition buñ sukkandikoo ci journal bi. Sud Quotidien. Sud Quotidien daal di ñëwaat rek ci gouvernement face à la presse dafa mel ni gis nga ko rek ñoom daal genre messi lañ bëgg a jàppee seen bopp ñoom ministre yi ak démb liñ doon wax daal ci saafara jafe-jafe askan wi Abdoulaye Diouf Sarr ñëw na ci jafe-jafe wér-gu-yaram bu dee nag ci wàllu kérosène Sophie Gladima indi na ci tontu Omar Gueye moom daal di ñëwaat ci inondation yi yu ni mel ca jamono jooju Mansour Faye ñëw na ci train express régional ak chiffres yi ñu ci jot. ñu jàll tàggat yaram ak record. sëñ Mbaye Niang yi moom nee na yéeneem daal mooy mu dellusiwaat ci tanière bi ginnaaw nag bi mu ko xawee soli daanaka ci lu yàgg ngi nii kon moom gisuñ ko ci équipe nationale bu Sénégal jamono ji ma nga ca Bordeaux nee na équipe nationale daf koo manqué amul benn problème nag ak Aliou Cissé di sélectionneur national moom Mbaye Niang moom moo gisee lu nu mel ci jamono ji tamit gis nga ko les malentendants di équipe nationale bi démb kon ñoom gis nga ko ministre des sports jox na leen drapeau bi ci coupe du monde ci malentendants yi nga xam ne ñu ngi ko war a fële jongante ca Brésil bëgg nañoo ñoom it daal gis nga ko Sadio Mané ak yu ni mel daal nekk seen ay exemple ñëwaat ci Bamba Dieng mi nga xamante ni gis nga ko coupe Europa League conférence démb Marseille ak Feyenoord bi ni jongante moom mi moo dugal deuxième bi wante danoo mujj ndeerteelu fële nga xamante ni mooy ca Rotterdam match retour bi semaine prochaine la Stade daal di ñëwaat rek ne lan moo tax kon Sadio Mané kon nekk le vrai rival de Karim Benzema jëm ci xëccoo trophée bi di Ballon d'Or bu ñu sukkandikoo journal bi dafa réaliser nag une saison exceptionnelle et puis tamit boo saaganul sax quadruplé mën na koo am ginnaaw kon rek bi nga xamante ñi ngi xëccoo Ligue des champions di xëccoo championnat bi jot nañoo jël benn coupe ak tamit li nga xamante ni mooy coupe de la Ligue bi ni xëccoo Bamba Dieng ngi nii moom it ci journal bi ñi moom Mbappé dafa mel ni waa Paris Saint-Germain daal ñi ngi xaar fan lay mujj ak ñoom ci wàllu ndax day continuer signer contrat wala day dem yoonam. ñu jeexalee ak sunu lamb. ak Willy Nicolai mi nga xamante ni kon ñëw na ci Modou Lo ak Ama Baldé moom mooy doomu Luc Nicolai ñoom ñu organiser lamb bi gis nga ko ne bëgg nañ ko organiser dans de brefs délais mais nag il faut que dara que ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo daal di wér journal bi daal di ñëwaat ci yeneen détails yi nga xamante ni ñëw na rek ci lamb ji soxna naata. jërëjëf Chérif ci kanam incha allah di nga ñëwaat yaatalaat ko dañuy taxaw ci benn actualité muy élection législative yi waajtaay bi. ak nemmeeku bi Alaaji Malick li ñu nemmeeku mooy opposition bi daanaka dañoo tasaaroo ñii dañoo jaar fii ñii jaar fële teg ci président Macky Sall am na ñenn ñu mu jot a xëcc pour ñu ànd ak moom ndax loolu du leen néewal doole ñoom ku jegi ci élection yi ñu dëgmal am. waaw loolu moom ku nekk xam na ni booloo mooy doole li koy firndeel moo di ci élection yi ñu génn 23 janvier bi ñu passé ñoom opposition bi am nañ ci taxawaay bu am solo bu ñu fàtte ni dëkk yu mag yu bari ñoom ñoo ko gagné bu ci mel ni Thiès Diourbel Dakar ak yeneen i gox yu nga xam ni ñoom gagné nañ ko bu nga xamee ni tamit def nañu li nga xam ni mooy seen ndaje bi ñu amaloon ginnaaw élection yi ñoom daje woon nañu def conférence de presse bu mag ñoom wàllu opposition bi dañu gisoon ni Benno Bokk Yaakaar c'est vrai gagné nañu ci communes yu bari mais bu fekkee ni dañoo boole ñoom seen ay baat moo xam ñii di Wallu Askan Wi Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp bu ñu dajalee seen i baat dafay mel ni
que dina diis lool ci balance bi par rapport ak coalition coalition au pouvoir voilà ci loolu nag ñoom dañu jàppoon ne li gën ci élection yi nga xam ne moom la ñu jëgmal muy élection législative yi mooy ñu def une grande coalition de l'opposition bu ñu boolee ñoom ñëpp seen ay doole amaana daañu dem ba indi li nga xam ni moom la ñu tuddee cohabitation loolu moo doon seen objectif loolu moo doon seen mébét mais entre li nga bëgg ak la réalité dafay wuute parce que bi ñu demee ba nga xam ne egg nañu ci rek defar liste yi fa la jafe-jafe yi commencé ba kenn ku nekk dañ laa wax ñu ngi fàttaliku communiqué bi nga xam ne Habib Sy génne woon na ko ku ne na nga dem sa ruq defar sa liste après bu ñu ko indee ñu jéem a xool naka la ñuy def ba jooyanteeg lu ni mel kon loolu dafay indi li ñu tuddee choc des ambitions maanaam ku nekk tey bugguloo ci grande coalition boobu ñu bëgg a taxawal nga néew ci doole parce que say militants ak say ñooñ dañ lay wax ne ñun bëgg nañu ànd ak ñoom mais boo demee aussi il faut pas que ñeneen ñi il se taille la part du lion te xam nga des fois day am ay kàddu yu jub rek yu lay won ni ñoom seen bopp ànd gi jafe na parce que déjà tas mi ngi sànni xeer Guy Marius Sagna ñii ñi ngi wax ne sëñ Bara Dolly bu ci duggee ñoom ñu génn ndax la nga xam ni yàkkoon na ko sëñ Moustapha Sy bu pur ak et cetera donc loolu yëpp day wane ni tey il y a même des jeux d'alliance au niveau de l'opposition ñi nga xam ne tey ils ont des atomes crochus wala bokk nañu ay gis-gis ñoom ñi ngi commencer di créer yeneen bloc yu bokkul ak un bloc uni de l'opposition maintenant Macky Sall en tant que chef de parti en tant que politicien et dans son rôle comme ni ma ko waxee woon keroog rôle am mooy fexe ba ñii mu gën leen a xaajale mais gën a dooleel également coalition pour mën a jëm ci élection yi ba ñoom li ñu bëgg muy minoriser ko à l'Assemblée nationale ñu bañ ko am moo tax il est en train de manœuvrer te ku xam Macky xam ne école bi mu jógee di école Abdoulaye Wade tacticien ngay doon ci wàllu politique dafa am lu nga xamante ni kenn du la ko jàngal donc ça va être très compliqué c'est sûr que l'opposition ira en ordre dispersé à ces élections là te bu ñu demee ci loolu mën na am la nga xam ne moom lañ bëgg duñ ko am muy créer une majorité à l'Assemblée nationale. même bu ut pexe Chérif opposition bi ñoom tamit ñu ngi ut pexe gis nañ ñoom docteur Abdourahmane Diouf ñoom Ibrahima Amidou Dème ak Thierno Bocoum Thierno Alassane Sall ak 5e Cheikh Oumar Sy nekkoon député ñoom tamit booloo nañu ñoom tamit taxawal seen coalition ndax loolu du tax xaj na yokku chance. ñoom opposition bi wala dafay néewal seen chance itam. non néewal chance lay doon parce que dañu jëm ci élection yoo xamante ni bokkut ak élection locale yoo xamante ni xëy na tasaaroo woon bi mënoon na nekk loo xamante ni avantage la te tamit régime bi jàngat na ci yaa ngi ko doon wax sànq parce que comme ni ko Malick expliqué ñoom plus parallèle li Macky Sall neen du ko fi nangu. donc li mu bëgg mooy ñoom Benno Bokk Yaakaar bii pas ñu demal seen bopp donc su fekkente ni loolu am na c'est vrai que Yewwi Askan Wi gagné woon nañ collectivité yu bari mais boobu yaa ngi wax comme ça ku mel ni Abdourahmane Diouf bokk doon ci yooyu élection Thierno Bocoum même s'il y a des membres d'Agir yoo xamante ni demoon ci yenn les si ñoom bokk ci ñoom it dañu jàpp ni xëy na dañ leen xaw a beddi parce que boo xoolee waa Yewwi Askan Wi am na ci ñoo xamante ni dañoo commencé siis parce que dañoo jàppoon ni dynamique bi nekkoon ak élection locale yi ñu génn daal ubbeeku bi warul nekk wala ku ñëw da ngay rangé wu derrière et cetera donc moom moo tax ñoom it ñu am seen fulay bopp ni dañuy créer seen coalition même si yombagul amagul tudd nee na rek xam naa dinañ ci xalaat ñoom bii pas et cetera boo xoolee sax politique nag dafa xaw a fiir moom moo tax bi ñuy def sax seen communiqué bi ñu ne par liste alphabétique la moom moo tax kon ñu am ku ñu jiital bokkum mi nga xamante ni kon moom moo ci sant bay moom moo tax ñu def loolu am nañ chance oui pour dem li am solo nag mooy il faut ñu passer beneen obstacle mooy affaire parrainage bi validation yi parce que je pense que loolu aussi beneen problème mooy il faut que ñu valider ko loolu direction générale des élections comme ni ngeen ko gisee sànq ñoom ñoo ko war a def Macky Sall tamit mi ngi def di manœuvrer jëm ci wàllu woowu donc muy loo xamante du élection yu yomb ci parti surtout investiture yi di nga ci gis après sax ay implosion di ci am parce que ku ci gisul sa bopp di nga mer da ngay mer génn étant donné que surtout il faut nga am position bu baax parce que affaire liste la absolument boo amul position bu baax doo falu am na ci ñoo xamante ni ñëpp ñoo dem ci département yi parce que national bi leen bëgg parce que foofu gën a yomb parce que département yi raw gaat la boo fa ñàkkee tu n'auras rien doo fa am wàllu siège mi loo xamante ni naka lañ koy defee moo tax gis nga ko sànq ne neen Khalifa ak ki nga xamante ni mooy Sonko ñi ngi accélérer li nga xamante ni mooy cadence comme ni ko source a bindee pour fexe ba nga xamante ni kon délai yi fii le 6 na war a déposer donc fii le 6 il faut que confection liste yi ñu doon am pour mën a dem fa la nga xamante ni mooy te direction Macky Sall tamit li mu def est-ce que dina ko jural njariñ maanaam maire yi nga xamante ni chaque jour ñu gis ñu ngay défilé ca palais ba
audience yi di continuer audience yaa ngay continuer moom wàllu politique lay def mais parce que maire Bambey boo xoolee ak kam fa remplacé woon moom it dafa transhumé woon bu ngeen ko fàtte woon parce que Aïda Mbodj genre rek plein Aïda Mbodj la woon te ku ne xam ne Bambey tamit Aïda Mbodj moo fa am moo fa doole jafa maire bi tey di sëñ Jami est-ce que bu demee di moom parce que ñu ngi ko doon wax sànq ne ñi nga xamante ne mooy les maires là yi dem ca Macky Sall ñoom ñu ci bëri nit ñi aussi xamuñ leen woon c'était contre Macky genre oui ou non contre Macky Sall la woon donc bu ñu leen falee ñu jàpp ne moom moo tax dinañ ko mën a indi report de voix ils vont se tromper sachant que ñu ci bëri on les connaissait pas de risque la boo xamante ni je pense que ñi ngi koy jël te après on verra que fii ak délai bi maintenant nag ñoom ñi ngi def seen parrainage ñi ngi ko doon wax démb parrainage bi nag mooy ñoom dépassé nañ liñ leen laaj loolu aussi ça permettra ñu xam ñan ñoo leen doon votal parce que su fekkee Dakar remontada bu mag ñu ngi leen fii xaar parce que au moins 100 000 voix yoo xamante ni waa Yewwi Askan Wi ëppale woon na leen ko ci élection yi ñu génn loolu yombul je pense que kon muy pari risqué boo xamante ni moom président mi ngi ci jamono ji à moins que ñu mën a profité ci benn tarxis goo xamante ni opposition mi ngi koy def parce que waa Wallu Askan Wi aussi wax gu nañ waa PDS naka lañ war a taxawee kon xam ñu parti bu am doole la aussi mu mel ne ni kon opposition bi aussi am na défi bu ñu war a relever jëm ci wàllu Marcel Chérif fi mu daanalee rek mooy stratégie président Macky Sall jiite coalition Benno Bokk Yaakaar diviser pour mieux régner mën nañ ko waxee noonu est-ce que cette stratégie là sera payante? C'est une bonne question. On se demande si ce sera payant, divisé pour mieux régner. Mais en tout cas, en termes de chiffres, même en termes de nombre, da ngay xam ne ñi koy rejoindre xëy na mën na am impact ci li muy xaar d'autant plus que stratégie bi ñu doxaloon ci élection locale yi bëgguñu ñu tëralaat ko muy liste parallèle yi. Donc ça peut effectivement être un apport considérable pour les législatives. Rôlam la tamit parce que ni chiffre élection locale yi génnee même si ñoom kaas nañ ne que ce n'est pas une défaite de la part de Benno Bokk Yaakaar bu doon élection présidentielle ñoom ñoo ko naroon gagné dès le premier tour mais on sent que la population am na benn signal benn avertissement bu ñu joxoon voix bi ci jamono jooju je pense que tey lan moo gënoon mooy ci liggéey bi mu wane ne liñ ko fi fale li ñu fale ay nitam looloo tax ñu teg leen fii peut-être pas jéem a xoolaat sa stratégie politicienne en tant que telle. Toujours est-il que transhumance moom yàgg na phénomène bu commencé yàgg la Sénégal on ne sait pas après ce que ça va donner comme résultat en tout cas li leer sauf que les Sénégalais supportent de moins en moins. Oui, le supportent de moins en moins et puis opposition Yewwi Askan Wi coalition Yewwi Askan Wi moo ne woon on peut dire la véritable alternative mais là bu ñu demee ba amaat yeneen tête quand même assez grande de l'opposition yoo xamante ne dañuy former waat beneen coalition ça redistribue les cartes li ñu doon yaakaar peut-être ci wàllu cohabitation duñ ko amee noonu ci Assemblée nationale mais en termes de perspective surtout la présidentielle après bu ñu gisee ay têtes yu bees yoo xamante ne ñu ngi commencé di émerger ci opposition bi ce n'est que bénéfique pour la démocratie. On va en reparler ci kanam tuuti ci élection yooyu ak coalition opposition yi ak Ibrahima Amidou Deme moom mooy suñu gan ci ñaareelu pàcc bi lay doon léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.